bu respirer. mbokk yi jërë ngeen jëf suñu chronique bi weesu ñi ngi doon wax ci diggante homme d'état ak homme de détail ginnaaw juróom-ñaari at yi Macky Sall def ci bopp réew mi détails yi bari woon jàppal bàyyil tëj nañu déw bàyyi nañu déw ba liggéey bi ñu waroon a def lu bari defuñu ko man gëm naa ni Macky Sall bu deful 5 ans def 7 ans maanaam li mu waroon a liggéey la liggéeyul tey jii mu jëlaat réew mi ci 58% ñu koy xaar ci liggéey loolu de j'ai beaucoup aimé ñenn ñi wër Macky Sall ne léegi dañoo bëgg suñuy réalisation ak suñuy projet ñu gën ci accentuer ñoom seen communication te génn ci mbiri 3e mandat ginnaaw réconciliation bi Abdoulaye Wade Khalifa génn ñu doon xaar Macky liggéey mais dugg na ci mbiri Sonko mais comme waxoon naa ci la semaine passée du ma ci waxaat mu mel ne nguuru Macky Sall cat moo leen jàpp cat man non nee naa cat mais li benn njiitu réewu France doon wax rek pour man ñoom ñooy catu ba catu seen bopp benn kilifay diine Sénégal doon wax naan catu bu la catoo mun nga dem faju nga wér mais boo catoo sa bopp faj la day jafe te pour man ñooy catu seen bopp mooy ñoom débat mosoo gis opposition bi teg débat man gisuma lool débat bu ñu am Sénégal nguuru Macky Sall ñoo ko teg même débat bi leen ñuy daaneel sax ñoom ñoo koy teg tey ñu ñëw ci mbiri Sori Kaba ci grand jury RFM Babacar Fall man avant may dikk ci 3e mandat bi man je dis que ñu bari ñi ngi défendre Sori Kaba mais communication baaxul woon zéro j'ai suivi l'émission même ni mu doon wax ak Babacar Fall baaxul arrogance bu kenn xamul il faut dire la vérité dugg biir Fatick Matar Ba dugg ci Ousmane Sonko lu mu yekkul Sonko dem na banaan maanaam léegi politique Sénégal il faut nga am xaalis ay Sonko mënuñu jël réew mi parce que amuñu xaalis kon loolu war a politicien di sàcc xaalis pour falu te man gëm naa ni fii ku fi da nga yor xaalis militant yi il faut nga leen di antenne rek looyu sànq sama chronique passée yéen a ngi dégg ci xalifa mi ngi naan militant yi war ngeen am fulla ak fayda ba di liggéeyal seen bopp mais bu leen yaakaarati ci kenn genre discours yooyu la ñuy soxla maanaam delloo nit ki honneur am ak dignité am comme ni ko xalifa waxee je ne suis pas pour xalifa je ne vote pas xalifa mais ñoom xalifa da leen dàq communication mais boo dee mu mel ne nit ñi ay xar lay nag kon ñoom bu ñu daan falu dañ daan jënd nit ñi wala dañ daan jox nit ñi xaalis bi muy wax ci xaalis ci grand jury mais je me suis dit que Sori Kaba mais heureusement le grand jury a livré son verdict pour Sori Kaba kenn du yéene nit ñu dàq ko ci place am non li David Cameron doon wax bi ñu dàqee José Mourinho ci Chelsea mu ne je suis triste pour José Mourinho parce que benn nit bu ñàkk liggéeyam pourtant il gagne des milliards mais mu mettre la ko parce que ne nit bu yàq liggéeyam rek am na lu muy yàq ci dundam kon ku am liggéey na nga ci tedd kon Sori Kaba yéenewuñ ko mais ki ko faloon moo ko jëlee mais lii lépp li koy indi mooy excès baaxul tout excès inuisible di wax ñu invité la ngay ëppal lu ne nga wax ko Youssou Ndour dafa woy benn waay mu ne nit ku ne am na lu muy desal mais nguuru Macky Sall duñ desal dara même bu ñuy xeex ak nit bu ñuy tëj Karim di tëj Khalifa affaire Sonko excellente maanaam dañuy ëppal maanaam ñoom dañ naan nañ ko jàppale tel ko léegi rendi ko léegi te ci Mor Ndaje Youssou Ndour way na ko nit ku ne am na lu muy desal di nga loolu ngay desal moo tax ëllëg nga mën a am loo joxe mais li nga am yëpp bal yi nga am yëpp boo ko dóoree mais bu jeexee bu la dóoree bal nga dee mais ñoom dañuy am excès nan ma baal ci ñoom ñëpp ñuy wax si solo Sori keneen ak keneen Sori lan yab rek tey jii ñu ne 3e mandat ci la wax mais 3e mandat Sori Kaba bu ci waxee am na ñeneen ñu ci waxoon même président Macky Sall mais moo leeralu Sénégalais yi moo dalul xelu Sénégalais yi ndax moo fi wax mii dañ na ma baal 3e mandat tey jii moo ci waroon a éclairer Sénégalais yi wax tëj débat bi mais le fait que mun a noppi leen ci du tax ñu noppi ci ndax nekk ñu ci pensée unique nekk ñu ci buur ak i dagam
def leen nii boo leen ko deful ma rey leen non non amatu fi ñun nekkatuñu ci moment boobu il faut avoir le courage de le dire waa partem mënuñu noppi mais ñun dañuy wax teg ci bu ci Sénégalais yëpp di wax parce que moo leen leerul parce que gis nañ ay universitaires yi ci wax gis nañ ay politiciens yi ci wax ba tey jii wanuñu le contraire te pourtant ñi li mu njëkkoon wax leer na mais bu ndee ba tey jii confusion di ci am maanaam ñoom ñoo ñu tàmmalul di ñu wax dara ñu koy gis 5 ans 7 ans du ma fal sama rakk dinaa ko lii ak ba tey jii gisuñu ci APR kenn koo xam ne tey jii génnee na ko na kii kat mën nañ jàpp ci moom te 5 ans bariwul ñu gis ni danoon raam mais tey jii ñi ngi sëqat ñu ne tey jii ci opposition bi képp ku fi taxaw nga dem bëgg a remplacer Macky Sall mais day damm sa tànk kon lan la bëgg kon am na lu ñuy ruumandaat lu nekk ci suuf lu ñu waxul kon tey jii pour mbir mi leer 3e mandat man bëgguma ci woon wax mais Macky Sall moo ko war a leeral Sénégalais yi bu ko leeral Sénégalais yi ñu bari nee na nan bàyyi ba 2024 mais liñ ñuy bañ mooy li daloon ci Abdoulaye Wade dal ñu ay doomu jàmbur dee ci ay lépp dee ci teewul uti na 3e mandat bay bi ñu koy gagné tey jii bu ko dee uti ay sénégalais taxaw dee ci mais pertement la pour man Macky Sall warul déglu partem warul déglu Faucon warul déglu allié parce que li diwa ko doon wax dafa am Sénégal mu ne am na ay socialistes am na ay libéraux am na li communiste am na yëpp mais y a des pouvoiristes mais am ñoo xam ne pouvoir rek lañ gëm mais Macky Sall moo way wu rafet xam ne ëllëg bu neexee moom ñëpp koy bokk mais bu naqadee moom Marème ak Amadou ak njabootam ñoo ak Aliou Sall ñoom ñoo koy dund tey jii Abdoulaye Wade mi fi doon ut 3e mandat bi mu fi jógee kan lañ tëj Karim Wade tey jii ba tey Abdoulaye Wade mi ngi sonn ci mbiri Karim Wade ba tey jii mënu ci am lu mu bëgg ana ñi ko doon wër naan ko da nga war a am ñetteelu mandat bàyyi nañ ko dem fekk Macky am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci média di ko saagaak lu ne kon Macky Sall mandat bi de Macky Sall man gëm naa ne campagne bi moom moo ko campagne gañal ko boppam ndax boo xoolee campagne moo nekkoon au devant de la scène noonu mu gagné campagne ba am 58% noonu la war a téye nguur gi doxal ko teg ay nit yu mu wóolu liggéey pour Sénégal ndax ëllëg mu am way ba ndaw lu am xëy nga ni Macky Sall moom ko jox ku feebar faju nga ni Macky Sall moom ko defar ku am yoon boo jaar nga ni Macky Sall moom ko defar ku naan ndox nga ni Macky Sall moom ko defar ku am courant nga ni Macky Sall moom ko defar bu ëllëgee mu nekk un président jeune né après les indépendances mën a tenir la tête haute ba mën a sax mu laajat Sénégal ci bu ko neexee ci beneen jamono ndax jot na fee xew mais 3e mandat ku koy digal da nga koy nax ku koy digal da nga ko bëgg a sànq bu ko neexee mu tànn ku ko neex ci APR est-ce que dañ ne rek Macky Sall bu fi jugoo opposition moo ñëw mais nit mën na ne Macky Sall mën na liggéey ci 5 ans yi loo xam ne nitu APR mën na fi ne dem laaj réew mi ñu jox ko ñun kenn moomuñu Khalifa moomuñu Sonko moomuñu Karim moomuñu kenn moomuñu ki gën ci sénégalais yi moo ñu gënal du leçon laay joxe mais pour man ku bëgg Macky Sall li nga koy digal mooy après le pouvoir moom dafa war a dundaat dafa war a defaat lu bari après le pouvoir dafa war a jariñuwaat ci réew mi après le pouvoir dafa war a nekkaat ci beneen niveau boo xam ne tey jii du fi ñu ko bëgg a dëkkale tey jii. li mu wax nag ne débat wu 3e mandat ñi farag moom ci partem nan wax ci réalisation ak i projet am mën na leen a wax ñu def loolu ndaxte nag ñu wante dëgg te yàlla tax ku boot sa sànqal ëmb sa kersa te nag kun jox nga log ba suur bu la neexee du ma wax waaye ñun ñi moom kenn mënuñoo tee wax mbokk yi mu doon xalaatu buñ xataab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.